asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di ñaan suñu kàddu yi fekk leen ci jàmm donte ndax daañu am njoxt ne ñu bari ñi ngi ci yéen ñi ngi ci jafe-jafe ñi nekk biir Sénégal ñu bëggoon a seq genn waxtaan ju gàtt rek ci xew-xewu réew mi tolluwaayam ak jafe-jafe yi ngeen di dund bés bu ne bés bu ñëw gën a metti bi weesu ñu ne woon nañu ci yëkkati suñu kàddu indi ci suñuy xalaat gannaaw ba ñu jàppee ne ni mbir yi doxee laaj na ñu àddu ci xew-xew réew mi nag jamono yi bokk na ci li nga xam ne moo làmboo ay élection jongante yi war a am ñi nekk ci réew mi ngànk ko këf ko téye muy Macky Sall ak ñi mu àndal seeni pexe seeni mbir yéen ñëpp gis ngeen ko ci taxawaay bu ñu am taxaw temm rek bëgg a xañ nit ñi seen àq ak seen yelleef ci wàllu mën a bindu mën a am seen carte bu bis baa ñu mën a tàbbal seen xob jox ko ki nga xam ne moom lañu wóolu ci yor yi nga xam ne moom lañ bëgg ñu yoral ko seeni gox-goxaat muy élection locale maire yi waaye gis ngeen jafe-jafe yi ci askan wi am pour mën a am këyit yi leen di may ñu mën a am seen carte d'identité ba mën a am seen bindu am seen carte électeur coow li bari na ci waaye li nga xam ne sax mooy tax nit ñi mën a xam ne mbindu mi ubbi nañ ko nit ñi war nañoo bindu ci ñu war leen cee tàggat war leen cee woo yee leen ci gindi leen ci xamal leen ko def ko ci rajo yi ak télé yi def ci publicité loolu ñun dañoo lànk ne duñ ko def te loolu yoon dafa leen a digal ne dañ ko war a def ngir askan wi fàttaliku na ñu ngi ci jamonoy bindu ñu wax ko askan wi wax ko ci télé beeg rajo beeg yépp ci journaux yi wax ko fépp pour nit ñi mën a fagaru jël seeni matuwaay dem bindu ci waaye ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu jox suñu alal ñoom ñi ngànk réew mi këf ko yoon ne leen bu bindu jotee na ngeen ko yëgal askan wi yëpp wax ko ci rajo yeeg télé yi fay ci xaalis ñu wax ko yëgle ko comme ni ngeen di amee ngénte gàmmook màggal di ko yëgle yéen ñëpp ku ci am xew-xew da nga koy yëgle ci rajo yeeg télé yi noonu la yoon wi ngànk réew mi ngànk ñëpp féete kaw ñëpp ne bu jongante amee élection dañoo war a yëgle ne kat bindu ku bëgg a voté jot na ñëpp xam ko ñu war a mën a bindu ji balaa àpp bee jeex délai bi ñoom Macky Sall ak ñi mu àndal ministre de l'intérieur dañoo lànk ne duñu ko def liñ ci jublu mooy bëgguñu nit ñu bindu ndax ñi ëpp ci war a bi ñi bindu ay ndaw lañu te ndaw ñi jàpp nañ ne jubluwuñu leen te bu ñu bindoo dañ leen di wàcce comme bëgguñoo wàcc ñu xañ ndaw ñi kon ñu mën a bindu moom mooy li nga xam ne ci dañuy dox ñoom Macky Sall ak ñi mu àndal. ñaareel bi mooy coow li bari na ci loolu waaye barki démb direction générale des élections DGE muy direction boo xam ne dafa bokk ci ministère de l'intérieur waaye moom moo yor wàllu élection ka ko jiite dafa génne ab yëgal ab communiqué lan la ci bind nee na bindu ci mbindu mi mën a bindu këyitu juddu du ko def carte d'identité moo koy def loolu la wax mu teg ci ne bi ñuy tëggaat mbindu mi ci 2017 bu ngeen ko fàttalikoo ca jongante ya nga xam ne ci lañu waroon a tabbee député yi élection législative ba ñu koy def nga xam ne boobu ñoom dañoo amoon système ab sàcc bu ñu gënoon a taxawal ci élection yi ba tax ñu ne dañ koy tëggaat mbindu mi dugal ci li nga xam ne mooy carte d'identité bu bees bi ñu tuddee carte d'identité CEDEAO biométrique carte d'identité bi amul biométrie te du carte d'identité CEDEAO carte d'identité CEDEAO amut carte d'identité biométrie amul ñaari tàppale yi ñu ci laxas yëpp benn amu ci CEDEAO du am réew bay am carte d'identité
carte d'identité am ab dëkk moo koy am waaye organisation dégg nga maam du am carte d'identité dégg nga wala carte d'identité boobu suy am day nekk carte d'identité boo xam ne dafay aju ca organisation ba CEDEAO bu fekkante ne woon carte d'identité yi ñoom seen carte d'identité la ñoom ñoo koy defaral seen bopp comme ñoom defaruñ ko ñun ñoo koy defar Sénégal la koy defar kon du carte d'identité CEDEAO carte d'identité sénégalaise la foo ko mu leer dañ leen a nax ci CEDEAO waaye carte d'identité yi du carte d'identité Sénégal mais carte d'identité du carte d'identité CEDEAO mais carte d'identité Sénégal bi loolu amee kon ngeen gis ne tàppale yi ñu ci dugaloon 2017 bëgg a soppi carte d'identité yi fi Ablaye Wade bàyyi woon indi yu bees yoo xam ne dañ koo layalee na CEDEAO la te dañuy fen du carte d'identité CEDEAO du carte d'identité biométrique mooy carte d'identité boo xam ne boo ko tegee sa loxo ñu xam ne yaa ko moom wala mu am nga teg ci sa bët ñu xam ne yaa ko moom wala nga am benn donnée benn jëmtuwaay ci sa jëmm yaram ji moo xam sa bët la moo xam sa loxo la moo xam sa empreinte boo xam ne boo ko tegee ci ab machine carte d'identité bi wala ne carte d'identité bi kat diw ak diw moo ko moom seen carte d'identité yii ngeen am amul lenn lu ci biométrique nekk dañuy tappale waaye li ci gën a doy waar mooy bañu koy def jamono boobu ñoom dañu ne woon kat pour ñu mën koo def léegi kuy bindu ci bindu bu bees bi pour am carte d'identité bu bees bi boo amee kayitu juddu dong doy na mën nga caa bindu loolu la ñu waxoon de en 2017 bëgg ko fàttali ko ñu bari bindu nañu ci fichier bi ci extrait de naissance kayitu juddu dong lañu déposé am ko parce que booba ñoom am na lu ñu doon lal ci njuuj njaaj ci élection yooye waajal ko pour élection présidentielle yi moo tax ñu ubbi woon buntu boobu nangu ne ku am extrait de naissance kayitu juddu mën ngaa bindu pour voter ñu ubbi ko ñu bari bindu tey bi ñu waree binduwaat ñoom ña defoon loolee ñoo ñëwaat tey na kenn mënta bindu ci mbindu mi te amoo carte d'identité extrait kayitu juddu bañ nangu woon 2017 tey nangootuñu ko nee nañ boobu dañ koo defoon de façon exceptionnelle maanaam daf leen a arrangé woon ñu ne ku am kayitu juddu mën nga caa bindu boobu da leen a yitteeloon ndax dañ doon teg mbir bañ ko tegee ba mbir mi taxaw nag léegi ñu tëj buntu bi ne ku amati extrait kayitu juddu mënatoo cee bindu léegi kuy bëgg a bindu da ngay bindu ak carte d'identité gis ngeen ni ñuy def ñoom saa yu doon arrangé ñu dugal suñu paree ci li ñuy def njuuj njaaj gi tëj ministère de l'intérieur moo ko wax barki démb nee na la ñu nangu woon 2017 maanaam bindu ci kayitu juddu képp pour mën a voter nangootuñu ko léegi dañuy dellu ci la nga xam ne moo fi cosaan te mooy bindu ci carte d'identité te xam ngeen carte d'identité yi yombul ñi digal seen carte d'identité boobu ba léegi kenn jotagu ci sa bos te léegi mu mat weer ba ñu commencé bind ñoo ngi tey le 26 le 31 lañ commencé woon ñaar fukki fan ak juróom-benn romb na benn carte d'identité génnagul te ñoom ñoo diggi woon ca dialogue ba ne ku déposé sa carte d'identité boo amee fu juróomi fan ñu jox la ko la ñu waxoon ca dialogue ba pour bëgg mu jàll tappalay ba léegi amul kenn ku jot carte d'identité may ñaan mbokk yi nga xam ne ñoom ñëpp déposé woon nañ pour seen carte d'identité ku ci am sa récépissé na nga fexe ba posté ko ñu mën ko gis ñëpp ku ci am sa récépissé te jotagoo sa carte d'identité na nga ko posté wala nga envoyé ma ko ne jotaguma sama carte d'identité date beeg yëpp ñu xam parce que dañ ci nar a def recours loolu dal ci seen kaw parce que ay tappale ci lañ dëkk bés bu nekk ak a njuuj njaaj ñu ne bii yoon ku bëgg a bindu il faut que nga am carte d'identité parce que arrangé wu leen bii yoon moo tax ñu tëj ko parce que xam nañ ne bu ñu demee élection ndaw ñi dañuy ñàkk ñu bëgg a xañ ndaw ñi bindu moo tax ñu tegal leen carte d'identité leen dem leen ngeen uti ko ba noppi su ngeen ko utee ba noppi soog a ñëw bindu te bindu bi weer ak juróom-ñaari fan la weer wi léegi mu di jot te kenn jotagul sa carte d'identité kon ñi bari ci yéen du ngeen bindu même su fekkente ne am ngeen carte d'identité le temps que carte d'identité bi di génn bay agsi ci yéen dana fekk mbindu mi jeex app bi jeex ñu tëj ko délai bi jeex kon dañ leen di xañ ngeen voté waaye waajal leen fàq seen yat yéen ñëpp ku lañ xañ carte d'identité ngeen fàq seen yat taxaw soobee yàlla incha allah gis ngeen seen njuuj njaaj la ñu nangu woon 2017 daf leen a arrangé woon booba ndax carte d'identité bu ñu bëggoon a dugal c'est tudde ko CEDEAO taxawal seen fichier bu bees def ci seen i njuuj njaaj pour mën a sàcc élection yi 58% ne 5 candidats mooy dem tëggaat population Sénégal bi nga xam ne di 16 millions 700 yi ñuy wax c'est faux yooyu yëpp dañ ko tëgg sur la base d'un programme bu ñu taxawal pour sàcc élection yi moo tax nanguwuñu kenn ku dugg ci fichier bi ñoom rek ñoo am accès ci fichier bi loolu mooy law ba léegi
bi yoon nag arrangé wu leen ndaw ñu dugg ci biir fichier bi parce que bu ndaw ñu duggee ci biir fichier bi ni ñu paramétrer fichier bi ba nga xam ne mag ñi leen arrangé jigéen ñi ñu jox xaalis ñoom rek ñooy voté ba ñu mën a taxaw na ñoo gagné ëllëg mooy victoire technique bi Ousmane Sonko di wax. bu ndaw ñu duggee victoire technique boobu dootul mën a nekk moo tax ñu def barrage ba ndaw ñu duñu dugg ci biir fichier bi bis bu ñu ci duggee rek seen politique yëpp yàqu moo tax ñuy def lii. may wax ndaw ñi fàq leen seen yet ut seen pétrole ak seen gaz commencé taxaw di xaar ku leen xañ seen droit constitutionnel nga xam ne constitution yi moo leen ko jox mooy voté ku leen xañ ngeen mën a dem pacifiquement ci yar ci teggin ci yaru dem voté ji tànn ku leen neex ku leen ko xañ na ngeen ko xañ dundam. ndax loolu yoon moo leen ko may constitution moo leen ko may fàq leen seen yet préparé bu dara sedd. bu loolu weesoo mu ñëw ci ñaareelu poñ bi nga xam ne mooy xew-xew bi nga xam ne ci la ñëpp di wax fan yi te mooy loolu xew ci yaawoon mu seq sëñ Moustapha Sy bu Moustapha Diina ak ku ñuy wax Maodo Sy di doomu Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh ci suuf soo xam ne ku nekk nee na yaa ko moom ñu suul fa nit am ñu dem sulli nit ki yóbbu ko def ca lañ cey def ba noppi ne nañ ko delloo suul foofu d'après information yi ñu ci am ñaari nit ñooy xëccoo suuf bi ñu xëccee suuf dugal ci loxo état dugg ci sulli néew ba ñu suul ca suuf sa yóbbu ñoo xam luñ ca def ak luñ ci doon seet pare ci ne nañ ko delloowaat fa ñu ko sullee woon sulaat ko fa d'après information yi ñu am bu loolu weesoo ñoom ñaar ñiy xëccoo suuf si dem nañ ci yoon waral ne na àtte tey verdict bi ma jot ñu ne juge bi dafa jël affaire bi dénk ko ki nga xam ne mooy le directeur des services du cadastre bi nga xam ne moo nekk ci région de Thiès pour lan pour que moom mu xaymaal ko suuf soosu ñuy xëccoo lim bi nu mu toll fan la tàmbalee ak fu mu yem déglu leen bu baax de ñi waxoon a àtte mbir mi tey dañoo jël mbir mi jébbal ko directeur du cadastre ñi nga xam ne ñoom ñooy géométrie yeeg ak ñi nga xam ne ñooy natt naan mbir mi suuf fi la tàmbalee fi la yem tant de hectares la ñoom ñi nga xam ne ñooy waa cadastre ñoom ñooy defar plan yi xam suuf su nekk nu mu toll fu mu toll bu ñu ko xasee ba certifié loolu la ñu waa cadastre boobu moom la juge bi jël mbir mi léegi teg ko ci loxoom ne ko na ko xaymaal suuf si nu mu toll fu mu tàmbalee fu mu yem ba noppi jox ko app ne ko délai fii ak 2 mois na nga fexe ba defal ñu rapport ci laaj bi ñu la laaj ci wàllu suuf si fu mu tàmbalee fu mu yem ak nu mu toll nga indil ñu ko ñun juge bi may wax ne Sénégalais yi il faut ngeen yeewu parce que dañ leen di nax di leen foowe jàpp ne xamu leen te c'est vrai ñi ëpp ci yéen xamuñu te jéemu ñoo xamit parce que li ngeen di passer seen temps ci lu amul njariñ lu leen dul yee dafa bari du ngeen def seen temps ci ay recherche gëstu njàng pour di xam déedéet da ngeen koy passer tout le temps ci ay loo xam ne amul leen benn njariñ du ngeen ci jëlee xam-xam du ngeen ci jëlee dund du ngeen ci jëlee dara moo tax ñoom ñu xam loolu ba su mbir amee rek ñu am plan buñ ci dugal bëgg cee am luñ ci def dañ leen di nax ndax titre foncier boobu ñuy wax suuf soosu ñuy wax dégg naa ci ñaari mbir ñii nee nañu ki ne moo ko moom muy Maodo moom da cee am baay keneen ki ne moom suuf si muy Moustapha Sy moom nee na daf ci am titre foncier ñaar yooyu yëpp baay comme titre foncier amul ci benn bu mën a nekk ci réew mi nga am këyit ci suuf te immatriculé wuñ ko suuf day nekk un terrain non identifié ñu identifié ko muy suuf si amul benn këyit ñu identifié ko bu ko état identifié da koy immatriculé ci turam su ko immatriculé ci turam joxe ko bàyyi wala su ko joxee bàyyi kiñ ko jox bàyyi mu immatriculé waat ko def ko titre foncier loolu mooy li am wala état def ko titre foncier carrément téye ko xool ku ko neex mu jox ko kon ki ne maa moom suuf si ci titre foncier ak ki ne maa moom suuf si ci bàyyi ñoom ñaar ñooñu ñëpp am nañu këyit buy wane ne suuf si ñuy xëccoo
am na immatriculation titre nañ ko ba pare loolu mooy xam-xam su fekkente ne titre nañ ko ba noppi nag kon suuf si xam nañ nu mu toll xam nañ ku ko moom suuf si xam nañ ni mu toll xam nañ ku ko moom li juge bi di laaj naan na ko cadastre defal cadastre bu Thiès def na ko ba noppi def gi mu ko def moo tax baay bi mën a génn wala titre foncier ci bu mu ci mënti doon ñaar yooyu yëpp benn mënu cee am ñoom ñaar ñu taxaw ñëpp ku nekk ne am naa këyit yu nga yor mënta am lu dul cadastre dafa taxaw valider ne suuf si fi la tàmbalee fi la yem tant de hectares la wala tant de mètres carrés la ci loolu élément boobu dafay bokk ci lii tax ñu mën a titre suuf si ñu mën ko defal baay wala ñu mën ko defal titre foncier moo xam kii la moo xam kee kon ñëwaat tey di wax sénégalais yi ne leen yëf yi mënuñu koo àtte dañ koy delloo cadastre mu xaymaal ñu suuf si nu mu toll ak fu mu tàmbalee ak fu mu yem loolu ay tàppale la juge bi dafa jot ay ordre ci kaw ministère de la justice bu jot ordre ci Macky Sall comme ni ñuy def bés bu nekk pour lan pour taaxeerlu pour mbir mi gën a yeex def dilatoire loolu mooy dëgg dañ leen ko nëbb mais luñ ciy xayma ci suuf amul ndax bu fekkonte ne woon suuf la soo xam ne amul benn immatriculation un titre non identifié suuf soo xam ne amul benn këyit su boobaa lii ñuy wax ne moom la ñuy sàkku ci cadastre bu Thiès maanaam ñu xayma ko xool fu mu tàmbalee fu mu yem dana am sens dana nekk lu mën a nekk waaye suuf soo xam ne ñi koy moom di ko xëccoo ñoom ñaar ñëpp kenn ku ki nekk yaa nga këyit boo xam ne këyit bu officiel la moo xam bàyyi la moo xam titre te ñaari këyit yooyu benn mënu cee am lu dul li këyit bi mandarga li ci njëkk a génn mooy surface bi mooy xayma mooy app bi nga xam ne mooy suuf ni mu toll moo ci njëkk a génn bu ñu demee ca état de droit réel ba au niveau de la conservation foncière fa ñuy jën ci këyit yi moomeelu suuf si ca Thiès bu ñu fa demee ca conservation foncière ba bu ñu demandé donc li ñu tuddee droit réel daañu gis ci ko droit réel bi dañ cey bind na sur titre foncier bii su fekkee titre la wala bail bii su fekkee bail la kër gii dégg nga maam diw ak diw moo ko moom wala diw bii moo ko moom te lii mu moom mi ngi toll ci tant de mètres carrés wala tant de hectares day nekk ci biir droit réel bi kon li nga xam ne moom la juge bi di sàkku loolu am na ba pare ñu ngi ci seen titre yi ñoom moo xam bail la moo xam titre foncier Moustapha Sy bu fekkee titre foncier la am kër gi délimitation bi ak nombre d'hectares bi mi ngi ci titre foncier su fekkente ne Maodo moo ko moom ak baayam bu demee ca baay ba nombre d'hectares bi ki nekk wala mètre carré bi mi ngi ci kaw loolu luñ ci seetee amatul luñ ciy wër nañu bàyyi di nax sénégalais yi léegi nag lan moo tax ñoom ñu def loolu dàq mbir mi di ci ut loo xam ne am nañ ko ba noppi mooy xayma gi ñu war a xayma suuf si te am nañ ko ba noppi ñoom dafa am lu xew mooy bu ngeen fàttalikoo daaw bi mbas mi ñëwee dañoo wàññi tere lu baree bari ci wàllu dajaloo ba ñu tëj ay juma tëj yu bari boo waa Tiwaawoon xalif bi daal di ne Tiwaawoon moom duñu gàmmu ren Tiwaawoon la wax duñu gàmmu ren Moustapha Sy mi moom jógee Dakar ak ay Moustapha dina may yooyu dem Tiwaawoon gàmmu ji ñooñu dañuy gàmmu ñu gàmmu bu leen fàtte Sénégalais da ngeen a gaaw a fàtte gàmm googu Moustapha Sy def Tiwaawoon daaw neexul Macky Sall neexul Mbaye Sy Mansour loolu laa jàpp ndax ay mbokk lañu te bu dee xalif Tiwaawoon ñaari façon xalif ñoo am ñaari xalif ñoo am dafa am xalifa ci famille ci deret mooy nga mag ñi nga bokkal ñëpp mag leen nekk seen xalifa nekk seen njiit seen kilifa wala nga nekk xalifa ci tarixa léegi moom suñ Mbaye Sy Mansour ban xalifa la ci nekk moom dégg naa ko bëgg dégg mu ne moom du xalif général moom taalibe Alaaji Malick la moo ko wax inventé wu ma ko kon moom damay jàpp ni du xalif général de Tidiane du ko parce que wax na ko kon xalifa lan la xalifa famille Alaaji Malick la wax léegi su nekkee moom xalifa famille Alaaji Malick la te Moustapha mi bokk ci famille Alaaji Malick ñoom ñëpp ñu bokk benn bokk am jafe-jafe suuf ci seen biir mu woote ne ñun duñu gàmm ren Tiwaawoon ndax mbas mi kee jóge fale moom ne day gàmm ñëw ci biir Tiwaawoon def ay tantam gàmm-gàmmam kon da ngay xam ne famille bi am na problème dëgg rek moo neex yàlla dafa am problème famille léegi seen problème famille boobu moo feeñ ci suuf si bu ci feeñee nag léegi ñu ne dañ koy lijjanti
yëf yi dem ba état dugal ci loxoom. lan la état di def ci suuf si lan la ci état di wax lu ci yoonu état dégg ngeen li Moustapha Sy wax ci xoqatal gu ñu koy xoqatal ak convoi yi ñuy arrêté ak ministre de l'intérieur ak Macky Sall ak yooyu yëpp te duñu ko weddi. kon dafa am contentieux jafe-jafe bu am seen diggante ñoom ci biir famille bu ki ci mag bu waxee lii gone gi génn la ko man defuma loolu li lay def kon da ngay sentir nañ parce que nëbbatuwuñu donc du lu ñuy nëbbate du ñu layam-layami lu am la ci famille bi dafa am problème bu loolu amee kon da ngay gis ne Moustapha ak ñi mu àndal ñoom dañoo taxaw fas yéene ñoom di dox ci seen yoonu bopp seenum xalaatu bopp te kenn du leen digal seen ñoom ñooy seen kilifa bopp Mbaye Sy Mansour du seen kilifa ci wàllu mag ci kër gi ci xalifa Alaaji Malick Sy waaye du seen kilifa ci xalif général des Tidianes bi nga xam ne ñoom ñoo ko bokk du seen kilifa ci lan ñoom jàppee wuñ ko kilifa ci aada mooy kilifay mag ci kër jàppee wuñ ko kilifa tareexa mooy nekk xalif bi ci tareexa bi jàppee wuñ ko ci boobu ñoom ñi Moussa Diouf jàppee wuñ loolu Mbaye Sy Mansour moo tax bu waxee lii ñu def lee loolu mooy li am inventé wuñ créé wuñ dara bu loolu amee di law ba dugg ci suuf suñuy xëccoo te li ko waral yëpp mooy ñàkk kilifteef gi ak ñàkk nangu gi ñàkk Moustapha nangu kilifte ci Mbaye Sy Mansour waaye tamit Mbaye Sy Mansour taxaw moom it ne du sëriñ maanaam du xalif moom nee na taalibe Alaaji Malick la kon moom damay ragal na xëy na moom utul kilifteef kon utu ko comme utu ko kay kon kay su ko neexee ne maa yër boppam parce que moom taxaw na fi barki démb ne man du ma xalif général man taalibe Alaaji Malick la kon moom ak Moustapha ñëpp ay taalibe lañ kon kilifa amu fa ak kër nag bu fa kilifa amul ah kenn ku nekk di nga xam ngay def loolu mooy dëgg comme léegi coow am na suuf si dugal nañ ci coow ba loxo état nga ci biir Moustapha li mu wax démb déglu ngeen ko ci Macky Sall franc-maçon ci Sassou Nguesso Ali Bongo ak combine bëre eh bien loola neexu leen ñoom ñu ngi koy utal ndëgg sarax pour mën koo jekk moom Moustapha ñu ngi koy utal ndëgg sarax te yéen ñëpp xam ngeen diggante Macky Sall ak Mbaye Sy Mansour xam ngeen seen diggante taxaw na fii ci élection de 2019 bi ne ko ñaari mandat ngay ut waaye man 2 bi dama ci yokk 0 muy 20 Macky muñ na ko ah loolu nag sëñ bi ëpp na ñoom ñaar am nañu ay affinité am nañu ay relation ah am ñu jàpp ne état dafay sot diggante Mbaye Sy Mansour ak Moustapha Sy mi nga xam ne mos na ko fee tuumal aussi ci ay fétiche ki ay moo rey di wëkk moo rey lee bu leen fàtte waxoon na ko fi yàggul moo tagul ñaari at ci génnuk àdduna Pape Malick Sy mu nekk coowu famille yoo xam ne ah bokkul ak sama famille wala seen famille ñoom dañoo nekk famille am taxawaay ci réew mi bu seen famille amee coow lu day siiw waaw nit ñi dañ ciy wax siiw du jàmmi borom dafa am noo xam ne boo ko taxawee rek kéem ni nga taxawee ci réew mi sa lépp noonu lay taxawee sa coow sa jàmm sa xew-xew sa lépp noonu lay taxawee ku wax lii dëgg rek moo neex yàlla. léegi nag mu dikk ci àll kàlla ji li tax nag ñu dàq mbir mi di ko layalee dañoo saisir waa cadastre pour waa cadastre defal ñu expertise loolu aw lay la dañuy dóor loolu ci kaw la jógee Macky Sall ci boppam moo wax ministre de la justice ñu wax juge bi ne ko na at mbir mi. parce que ñoom xam nañ ne mënuñoo jaar fenn ba foqati suuf si titre foncier bi Moustapha Sy am vers les années 1980 mënuñoo fexe ba duppal ñu ko ba jox ko Maodo mi nga xam ne moom nee nañu bi mu amee baay bi mu am yàggut titre foncier moo gën a kawee baay mënoo jox nit suuf defal ko ci titre foncier titre de propriété foncière ba noppi nga wëlbatiku defal ko keneen sous forme de baay te baay bi moo mujj titre bi kon kooku boo ko bëggee foqati il faut nga am lay léegi xam nañ ne mënuñu koo foqati ndax mbir mi àgg na foo xam ne xalif bi xëy na loxo me ngi ci yàllaa xam Maodo mooy taaw ci kër Alaaji Abdu moom ak xalif bi seen diggante ñi xam nañu ñi xamul xamuñu la ko des yéen a koy jëli ñu xam ne kon mbir mi doy na waar nu ñu koy tàqalee ba duñ ci jëlee gàcca su fekkante ne suuf si Moustapha moo ko moom te ñoom ñu wax ko ba mu agsi fii ba siiw ba àdduna bi yëpp xam ko naka la ñuy mën a jëlee suuf si delloo ko Moustapha ne moo ko moom moo am dëgg ñoom ñëpp ñu dellu ginnaaw ci lañ doon def day nekk ak tooñeel goo xam ne su boobaa Moustapha moom bu fa jógee dana def conférence de presse wax li ñuy wax parce que buñ ko joxee dëggam ñu xam ne day am conséquence ñu layamee mbir mi dàqalu ko pour lan
xam nga lu tax ñu dàq ko parce que gàmmu Tiwaawan gi war a ñëwaat am fii ak le 19 octobre lay am incha allah au plus tard vers le 19 octobre la nar a am te Serigne Mbaye Sy Mansour bii fas yéenee gàmm tant que Covid baa ngi fi te Moustapha Sy day gàmmuwaat Tiwaawan la koy defee ji ñu ne léegi jox nañu cadastre 2 mois tey le 26 2 mois c' est le 26 octobre te gàmm gi war a am le 19 gàmm googu mu nar a defee Tiwaawan moom Moustapha Sy bu jógul ci boppam dañ ko koy tere du ko def ndax la ñuy layalee ne ko doo ko fi defee ren mooy dañuy bañ coow am ndax problème mu suuf bi réglé guñu ko moo tax ñu at mbir mi pour bañ mu gàmmu Tiwaawan déwén ren gàmmu Tiwaawan gi bu ñu deful ndànk Moustapha Sy duñu ko gàmmu moo tax ñu génn seen dispositif sécuritaire bi yëpp taxaw teg pour di xoqatalaate pour lan am na ay oto yu bees tàq yuñ jënd gendarmerie ak police ñu ngi koy defar fi mu toll nii am naa photo yeeg image yeeg yëpp di ko grille def ci ay grille protection parce que ñoom dañoo fas yéene non seulement xeex ak opposition mais dañoo fas yéene xeex ak Moustapha Sy foqati ay mbiram xeex ak moom xeex ak opposition yi Macky Sall jënd na ay matériels yu bari ci police jënd na ay oto yu bari pour transporter ay gendarme yëpp LG yëpp pour bu ñuy saturé ñu jëli ñu lay indi ñu ngi leen defar ci ay place yoo xam ne xam nañ ko ña nga fay def ay grille pour def ci ay grillage pour que xale yi bañ ko toj su boobaa yëpp ñu ngi koy préparé xam nañ am nañ image yeeg yëpp am nañ ko léegi bañ Moustapha Sy gàmmu gi Tiwaawan ren moo tax ñu dàq mbir mi dans 2 mois nga xam ne ci biir 2 mois yi gàmmu Tiwaawan gi dana ci xew Moustapha dana ko bëgg a def ñu ne ko doo ko def mu indi coow dañ ko bëgg a provoquer pour mu indi coow taalibe mi génn coow li ne kur ñu jàpp ko ne ko ràpp ci biir kaso bi foofu lañ jëm moo tax Moustapha na yeewu te xam ne ñi mu ko seqal ndëgg si rek lañ ko taxawal moo tax ñu dàq mbir mi nan def teg nañ ko ci loxo cadastre nañu ko cadastre xaymaal ba wax ñu fu suuf si tàmbalee fu mu yem loolu lépp am na Moustapha Sy bu fekkee am na titre foncier bu demee ke titre ba dana gis ne terrain bi délimité nañ ko bu yàgg délimitation bi ñu ko délimité moo tax ñu mën ko titré suñ ko délimité wul woon kenn du ko titré Maodo bi nag moom suuf si bu demee ca bàyyi ba nga xam ne moom la am bu ko xoolee dana gis délimitation suuf si dina gis nombre de mètres carrés yi nekk ci suuf si bu loolu amul woon mënta am bàyyi kon li ñuy sant cadastre am na ba noppi waaye dañ leen di nax dañuy teg dil parce que Moustapha la ñu bëgg a fagagal loolu mooy dëgg Moustapha Sy la ñu bëgg a faagaagal parce que àndul ak mbokkam waaye àndul ak Macky Sall àndul ak ay mbokkam àndul ak Macky Sall yoonu boppam la yor ñu bëgg koo sot-sote bëgg ko saax-saaxe lii rek moo ci am amul leneen layam jéeg wax ci suuf ak suñu yoon nekku ci seen yoon nekku ci kërëb déedéet suñu yoon a ngi si bu suñu yoon nekkul bu ngeen di gàmm bu leen ñu woo su ngeen di màggal bu leen ñu woo bu suñu yoon nekkul su seen i wax bu leen ñu ko wax leen seen i mbir waaye vous êtes des gens publics li ngeen di def c'est public bu ngeen di jëf dañ ci am xalaat te buñu ci amee xalaat dañ koy wax ku bañ ñu wax say wax ñi nga xam ne kenn xamu leen tojuñu fenn woowuñu kenn du wax seen i wax yéen nag dafa am nu ngeen taxawee ci réew mi kon Moustapha Sy bu Moustarchidine na def ndànk def attention ñi ngi koy tegal ndëgg sërëx renvoyé bi ñu renvoyé seen procès bi atte wuñ ko naan dañoo woo cadastre bu Thiès mu defal ñu expertise délimiter ñu maanaam xaymaal ñu mbiri suuf si fu mu tàmbalee fu mu yem ak nu mu toll ci surface loolu aw lay la ba noppi joxe ki 2 mois ñoo ko tey de 2 mois yooyu xam nañ natt nañu gàmm gi ñoom dañ leen di nax dañ leen di jiitu ci bari xam nañ ne gàmm gi ci biir ñaari weer yi la war a am le 19 octobre la gàmm gi war a am ñoom ñu jox juge bi ñu jox waa cadastre 2 mois maanaam fii ba le 26 octobre nga xam ne dossier bi du génn da leen xool fii ba le 19 ba gàmm gi dossier bi du génn dañ koy téye à moins que lii may wax ñoom ñu dégg ko wëlbatiku changer stratégie mais plan bi ñu teg mooy fas yéene ren Tiwaawan Moustarchidine duñ fa gàmmoo loolu lañ bëgg loolu lañ ko bëgg a xañ ñu indi problème mu suuf si teg état moo ci dugal loxoom di xeex famille bi comme jubóowuñu ñoom it am ñu ci ànd ak état di ko xeex famille bi loolu war leen ko woon def da ngeen waroon a ànd ak seen famille bu ngeen amee ay jafe-jafe ngeen régler ko ci seen biir famille mais bu leen ci dugal état di ko xeexe musiba la lii mooy li xew ci dossier boobu loolu laa ci doon wax di jàll di ñëw nag léegi ci tàkk-tàkk bi nga xam ne lakk gi nga xam ne am na ca building administratif nga xam ne def nañ fa minimum 50 milliards ci ay mbuxum njuuj njaaj moo tàkk tey ca kaw dernier étage gis ngeen image yéen ñëpp moment bi muy tàkk mooy moment boobu la Macky Sall di décoller ak avion am jëm Allemagne moment bi muy tàkk ci la génn dëkk bi da ngeen ci teg baaraam tàkk-tàkk boobu nañ ci teg baaraam ne nañ coupe-circuit bi moo ko taal non réew mi
réew mi parewuñu Sénégalais yi parewu leen building boo xam ne ça fait 5 ans 6 ans njuuj njaaj bu ne def nañ ko ci def ci alal ju dul jeex bi ñu ko ubbee yàggul commencé guñ ci liggéey sax comme il faut ma ngay tàkk kenn du ci posé wu benn question boo amee ay question yooyu posé sax di ko lancé ñu dugg am fuñ la dëkkal xamuñu ne da ngay laaj de wala nga xam ba noppi bàcca di laaj duñ la tontu kenn li ngay laaj kenn du la tontu kenn amu ci xam-xam waaye daañu ci dugg commenté sànni ki sa sëp wala nga sànni ki sa fepp dégg nga maam xorom waaye te xorom bi du saf da nga ci wax te li nga ci wax amul njëriñ parce que la ñu bëgg nga wax ko doo ko wax loolu moom mu metti ci commentaire yi léeg-léeg su ma posté ñu bari dañuy dugg di wax yu kenn xamut te li ngay laaj ñoom amuñu ci xam-xam te duñ noppi lii mooy problème bi building ma ngay tàkk Macky Sall moom ma nga dugg ci ab château am buy naaw avion gis ngeen luxe ba nekk ci biir na nga jëm Berlin ne lan day yelwaani investissement privé kuy investir Sénégal ci mbënd mi kuy investir ci réew moo xam ne building administratif def ci 50 milliards ma ngay tàkk kuy investir non mais attends kan la yëpp moom Macky Sall posé naa ko barki démb ab question ne ko la secte équatoriale bi nga xam ne Omar Bongo moo ko créé woon ndax Omar Bongo franc-maçon bu mag ba mu rampé ba agsi ci 14e degré de la franc-maçonnerie yëpp parce que y a 33 degré mu ñëw ba ci 14e degré nga xam ne 14e degré bi boo fa àggee maître de cérémonie nga mën a nekk dans la loge maçonnique maître de cérémonie 14e degré bi maître de cérémonie nga mën a nekk boo bëggee yéeg 15e degré bi il faut nga am ay aptitude sur le plan de la formation sur le plan intellectuel sur tous les plans comme Omar Bongo jàngul ñu ne ko mënoo yéeg foofu nga yem 14e degré nga yem mënoo yéeg 15e degré mu ne pat daal di génn créer ab secte boppam à côté secte boo xam ne daf caa dugal fétiche dugal ci xërëm dugal ci vaudou dugal ci lépp au Gabon Afrique centrale ñu dugg ci mu tudd la secte équatoriale may laaj Macky Sall ndax dafa bokk ci secte ba wala bokku ci gis naa ko fu mu dem ñaari yoon Sassou Nguesso seeti ko du ma gisori nag damay junj dinaa ci ñëw parce que Sassou Nguesso li mu seq ak Ali Bongo li dal Ali Bongo ba mu paralysé ak Omar Bongo ni mu génnee àdduna ak jabar ji nga xam ne doomu Sassou Nguesso la muy Edith Sassou Nguesso Bongo ni mu génnee àdduna ak contentieux bi am ci Ali Bongo ak doomi Edith ak Omar Bongo yi nga xam ne ay doomi baayu Ali Bongo lañu te Sassou Nguesso di seen maam ak la xew ci seen biir ci ay fétiche ci seen secte boobu yëpp mag dégg Moustapha Sy bu Moustarchidine ne Sassou Nguesso mooy nekk ca kaw si loge ba franc-maçonnerie boobu loge boobu c'est une loge la boo xam ne bokkul ak loge tubaab bi Omar Bongo ko créé parce que tubaab bi dañ ne ko mënoo weesu 14e degré mu créé loge boobu muy loge africaine boo xam ne dafa am syncrétisme am xërëm am lépp loge boobu Omar Bongo ko doon dirige bi mu fi jógee léegi Sassou Nguesso moo nekk ca kaw Ali Bongo topp ci doom ci te ñoom ñaar jubóowuñu Macky Sall moom lan lu mu seq ak ñooñu ndax da caa bokk wala bokku ci for nañ ci weewu bëy ne Omar Bongo joxoon na ko xaalis financé ko en 2012 moo ko parrainé en 2012 for nañ ci weewu bëy moom Macky Sall Sidy Lamine Niasse waxoon na ko mu weddi ko loge boobu nag loge africaine boobu moom fétiche rek fétiche xërëm rek ak tout deret rey nit ak pédophilie pour am puissance pour am doole dinaa ci ñëwaat live spécial Macky Sall laaj laa ko ciy def bi yoon laaj lan la seq ak la secte équatoriale boobu nga xam ne subhanallah kon Moustapha Sy fi mu teg baaraamam li mu laal Sassou Nguesso Ali Bongo Macky Sall ak combine bëre la wax kuy combine bëre point d'interrogation daañu ci dikk dee leen seen xel yi dee leen ko dawal te bàyyi joxe seen bopp yi joxe seen xel yi nit jël leen seen xel yi ngeen teeku di gëstu ut ay réseau di xam li xew yeewu leen sénégalais yi yeewu leen sénégalais yi te bàyyi gëmm bi doy na li ki des nag foofu laa daane rek mooy ngeen jóg taxaw am fulla am fayda dem bindu ci nawoon naa leen daañu am 4 coalition xam nga 5 coalition benn autour de bi ñuy ŋaññi mooy Ousmane Sonko Khalifa Sall beneen bi da ngeen ko dégg ci ñoom Abdou Mbaye ak Thierno Alassane Sall génn nañu am na beneen boo xam ne ñoom Bougane ñu ngi wàcc may laaj Bougane Gueye Dany lan nga seq ak Tahirou Sarr 94 milliards Tahirou Sarr bi jënd créance ci famille Diagne bi
ànd ak Mamour Diallo ci 94 milliards yi Tahirou Sarr boobu lan nga seq ak kii nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany Tahirou Sarr Bougane Gueye Dany lan ngeen seq yéen ñaar lu ngeen bokk ak lu ngeen bokkul D-Média kan moo ko moom Bougane ndax yaa moom D-Média waaw wala déet yaa ko créé kañ nga ko créé est-ce que am nga ay preuve ci li nga ci dugal ci alal jooju fu mu jóge kan moo nekk ci sa ginnaaw yow Bougane loolu mooy laaj yi may laaj Bougane mu leeral ñu xam parce que dootuñu ñu nax de nax bi dafa doy il faut que mu leer Tahirou Sarr bu 94 milliards lan la seq ak Bougane Gueye Dany ci biir D-Média télévision D-Média kan moo ko moom ci ñoom ñaar kan moom télé bi ma di ci sax toftale Idrissa Seck Pape Diop Bougane Gueye Dany Tahirou Sarr lu ngeen seq ak D-Média foofu lay yem damay laaj rek dong na damay laaj maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen jox daje ci fan yi parce que bëgguma woon live bu gudd ndax dama amul jot jàmm ak xéwal jërë leen jëf yéen ñëpp salaamaaleykum